ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification kaw ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam. kon nag li waral tey suñu daje fii nii mooy dañoo am déclaration bu gàtt rek ba nga xam ne bëgg nañ ko baaxee waa Djiddah Thiaroye Kaw baaxee ko également tout le département de Pikine ndax kenn umpalewul ni depuis suñu kilifa suñu leader monsieur Idrissa Seck daat ni yéen sama waa kër dama bëgg ngeen mel ni mburookum soow yéen ak njabootu sama rakk monsieur Macky Sall depuis boobu ba léegi ñun ñëpp xam nañ ni kenn tegu ci baat am doon sax condition yamuñu ko waxee ak la tax mu def ko waaye dañoo respecté discipline de parti te gëm suñu leader loolu moo waral ba mu ko waxee kenn tegu ci baat ñu jublu ci liggéey bi ànd ceeg ñoom te biñ ciy ànd aussi tamit dañ cee ànd ak sincérité taxaw ci taxaw bu am solo pour un petit rappel bi élection yi jige see muy les locales ñu xam ne ñun ñi tànn ñun dañoo préféré woon dem ak suñu liste bopp bi ñu demee ak suñu liste bopp ba yàlla may ñu lim ñu ca may ñu koy sant bu baax féliciter également ki nga xam ne moom la def maire ndax bi loolu weesoo defe naa accueillir nañu monsieur le maire fii ci permanence bi wan ko ni lépp lu jëm ci njëriñ Djiddah Thiaroye Kaw duñ ci des gannaaw bul yaakaar ni bés dina jot ba ñu mës laa faqtal parce que jukkoowuñu ko li ñu gënal rek mooy du suñu personne mais li ñu gënal moom mooy le devenir de Djiddah Thiaroye Kaw la réussite donc de notre commune le développement de notre commune te loolu nag bu fekkee ni ñun dañuy roy ci le président Idrissa mi nga xam ne moo jëloon deuxième ci élection présidentielle yi passé bàyyi ay ambition yëpp dem fekk son frère ñun tamit kon au niveau communal foog ñu copier la même leçon moo waral tamit ñun bëggatuñu woon dara daal di ñëw ànd ci ni bennoo ci lañ nekkoon bu élection jeexee musuñu faa jóg ca lañ nekk ba tey di ci liggéey ak sincérité waaye nag liggéey boo gis dafa am taxaw seetlu parce que ñun dañoo bëgg comme li ma leen wax rek xëccoowuñu dara nag du ndombal tànk du lenn lu ñuy xëccoo li ñuy xëccoo mooy Djiddah Thiaroye Kaw ku ko xool xar kanam gi xam ni fii mu jóge woon vraiment am na changement moo tax daf ñuy jaral ñun ñu tayle suñu bopp sur tous les plans waaye nag tayle suñu bopp taxul ñu dof ndax toujours man leen suñu dofee it ñi ngi naan suñu garab bi ñu defee taxaw seetlu dañoo am ñaari points yu nga xam ne gis nañu ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar premier point bi nga xam ne moom la ñu gis nii mooy dañ cee noté li ñuy wax ni manque de considération notoire gis nañu ko deuxième point bi également mu am ci li nga xam ne dañ koy wax rétention d'information te loolu nag bu amee ànd bi dootul neex parce que ànd bi dañ doon wax mburoog soow ànd naan wala ànd tuur waaye nag ànd bi li ma ci gis mooy seppi sànni comme seppi sànni la nag la mag ma waxoon rek ku ñu xamul tamit ñun ñu xam suñu bopp bu ma duggee di ko détaillé ci manque de considération bi weesuwul ñuy def parrainage mais parrainage boobu noonu bi ñu ko dee def ñun gis nañu ni ku indi 30 parrain daañu photo woog yow daañu bind ci texte de remerciement gën laa ñaax nga duggaat ci terrain bi ñun bi ñu organiser suñu ndogu fii nii jébbal nañu junniy parrain ak téeméer muy 1100 parrain yu ñu jël jébbale ko ñu wax ñu ni lii ngeen indi de biñ ko commencé ba niñ koy tëjee nit indeegu ko fi kon nag ñu doon xaar fa nga xam ni ndax man xam naa xaaruma ko waaye dafa am ñu nga xam ne dañoo ànd ak man bu ñu jàpp ne parrainage bi Abdou Salam kese la Abdou Salam dafa am ay leaders yu nekk ci gannaawam am ay mouvement yu nekk ci gannaawam te kenn ku ci nekkoon dugg ci terrain bi dem di lijjanti ji di ñëw di indi kon ñooñu bu ñu sañoon tamit fu ñuy gërëmee seeni nawle wala seeni nattangoo ñoom it ñu gërëm leen ci ñoom it ñu gis ko ñu gis ni gërëm googu des na
bi ñuy dajalee parrainage yooyu di ko yóbbul donc le maire le coordinateur départemental Abdoulaye Timbo bu njëkk bi ñun kenn informé wuñu yëguñu ko ñu daal di ni comme yëguñu ko on prend acte. Deuxième bi monsieur le maire en personne moo ma woo man ko man de instant bi maa ngi Dakar mu ni ma lu mu guddi guddi dinaa la xaar ñëwal ma ne ah kon de comme lii yëg la bàyyil ma déplacé yu ma dagg sama réunion bi ma amoon Dakar ñëw ñu dem kër Ablaye Timbo ba 2 heures du matin y avait tout la paire ñi nga fa woon ñëpp ma defa ne mbir mi noonu lay demee ah ñu dem benn moment ma jékki-jékki gis leen ñu ne dajale nañu parrainage yëpp yóbbul ko Amadou Ba ñu nekk fa nee nañu ñoom joxe nañu 24000 parrain ñu tëggal leen di leen tatagal te ñun yëguñu ko ay photo rek la ñu am ci panel yi ñu ne demoon nañu def ko ñu ne également on prend acte ñu dégg ni même groupe boobu ñoo àndaat demaat yóbbul ko Mimi Touré waxuñu ñu informé wuñu yëgaluñu te bi ñu wàññeekoo aussi tamit defaluñu compte rendu ñu ne on prend acte xanaa on prend acte yaa ngay bëgg a bari ñu jàppee ko ni manque de considération la am na ñenn ñoo xam ne sax dañ ko jàppee ay schéma mais ñun doxuñu ci schéma parce que dañu jàpp ni nit ki su fekkee ni référence ngeen war a doon li leen animé mooy le développement li leen animé mooy jikko yu rafet moo schéma dañ ko war a bannir parce que politique bi nga xam ne moom la ñu soxla jeunesse bi soxla ko mooy politique de réalité politique de vérité loo wax ku ko dégg wane gannaaw daal ni dëgg la mais loo wax loo doon kilifa sa garaat lu mu kawe kawe soo waxee ñu ne schéma la loolu musiba la et les choses vont à la dérive loolu musiba naaru laay la rétention d'information weesuwul tey le commissaire Pape Demba Sy daal di woo Abdoulaye Timbo ni ko képp koo xam ne bëgg ngaa doon candidat à la candidature pour les élections législatives de 2022 wutal sa casier judiciaire photocopie carte d'identité légalisée ak extrait de naissance moins de 6 mois. Abdoulaye Timbo bi mu ko jotee ñun ci suñu gis-gis dañoo yëgal ñi ñu war a yëgal mais ñun yëguñu ko yeneen coordinateur yu parti Rewmi yi nekk ci dans le département de Pikine ñoom it kenn yëguñu ko parce que tenir nañu benn réunion 12 coordinateurs yëpp bi ñu leen laajee dañu ne yëguñu ko même le coordinateur départemental de Rewmi par intérim nee na yëgul loolu te bi ñu laajee ñu ni au niveau du département jour boobu ñu naan ñun yëguñu ko 40 dossiers jóge na Pikine fii dem ci Pape Demba ñoom ñu dem déposer ko foofu noonu à notre insu loolu aussi tamit rétention d'information boobu tamit rafetlu wuñ ko surtout bu jógee nag ci ay kilifa yi nga xam ne nii da ngeen a war a jaboot te bu ngeen fàttali ko waxoon naa leen ko fii lii suite logique la nee naa leen ñun organiser nañu fii meeting au nom de Benno Bokk Yaakaar on a convié donc monsieur le maire Timbo ni ko ñëwul yónneewul wootewul te au même moment ñu tenir meeting bi fii nii élément APR yi les responsables APR si ñi ngi fi woon ñu ngi ko gis muy seetaan nawetaan am na ci droit mais bu ko neexee yebale wala mu woo ñu rek parce que yëg la moment boobu keneen ki nga xam ne tey jii nii moom mën naa ko tudd mi ngi woote réunion beneen meeting fële na la ci beneen date moom moo ànd ak groupe googu dem jël fa parole yëkkati seen loxo dinaan leen yow la te alors que warul demee noonu bu fekkee kilifa la te doon kilifa Benno Bokk Yaakaar li muy defal ma Samba ne ko defal ma Dembal wala mu xañ ko ñëpp ndax ñëpp njabootam la ñu mais ñun ñoo ci juge ni parparloo moo ci am gënalante moo ci am kumba am ndey ak kumba amul ndey la ce qui fait que loolu rafetlu wuñu ko loolu mooy rétention d'information manque de considération bi nga xam ne nii ñun gis nañu ko te olof nag dafay wax ni ku xamul fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon ñun li ñu gënal moo doon élection législative yi ñu jëm la grande coalition Benno Bokk Yaakaar am majorité parce que ñun dañoo jugé ni moom mooy njariñu Sénégal mooy njariñu askan wi waaye nag booy bokk da ngay bokk ci lañ la boole comme ñun gis naa ni boole wuñu ci lu ñuy def ci seen i biir lañ koy def lu ñuy wax ci seen i def lañ koy defee def ko séddale bukki ak njur ak sàmba bu boobaa nag nit ki bu xamul fa mu jëm vraiment dafay taxaw ni tekk ba ñu orienté ko léegi nag ñi ngi naqarlu di ko wax ci kaw ni le président Macky Sall bu fekkee mi ngi ñuy suivre wala mu ñuy dégg wala ay ndawam di ko déglu nañu xam ni réew mi Djiddah Thiaroye Kaw am nañu naqar te décidé nañu bés ni ki tey
defee suñuy activité yépp au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar dootuñu ci firi dootuñu ci yokk dootuñu ci wàññ on reste à fond. bu ñu fàtte nag ni élection yi passé nii am na lu ñu fi def de ñun ñi suñu neexoon tey Djida Thiaroye Kaw kii nii ñu def fi lu ne nag suñu neexoon Djida Thiaroye Kaw dinañ ko yëngal ba mu yëngatu ba Sénégal xam ne yëngal nañ ko parce que xam nañ fan lañ koy yëngal. tey ku fi nekk di fi gouverner nekk ci jàmm xamal ni ñun ñoo la may jàmm mais suñ la ko mayul ñaari fan doo ko fi xam nañu fiy métti te xam nañ foo xam ne buñ ko bësee góom bi naaj kon nag attention gars yi ñu ngi leen di wax attention dofuñu de xam nañ bu baax li ñuy wax xam nañ bu baax li ñuy def dañu ne nag li bëy lekk bay mbel-mbeli moom la xar lekk ba pare ni teg ñoom nag loolu ñu jàng ba tax ñu réer ñun tam la même chose moom la ñu jàng gindiku xam nañ fiy métti te nag buñ ñu dugalee ba ñu dugg ci seen propre terrain bu ñu laalee fiy métti yuuxu dina jib fuñ ko foogewul woon manque de considération nag su may wax nee naa leen damay xaabaabal parce que le président de la république nee naa foofu la njëkkee ci moom su ma ko waxee damay tuddaale suñu mentor le président Idrissa Seck ndax boo wokkee Macky da ngay wokk Idi parce que mënuloo tey nga woo ne da ngay woo département Pikine ñu dem ci palais département Pikine ñu ni commune bu nekk ñaari personnes 2 orateurs lay am boo multiplier par le nombre de communes muy 12 fois 2 ça fait 24 orateurs 24 orateurs yëpp dañ doon wax ci turu APR 24 éléments APR ñoom ñëpp ku ne jël na parole président toog nii di leen déglu ñu ni yéen alliés yi ñetti nit yéen ay wax ci yéen ñu ne d'accord 24 yëpp wax ba terminé ba jeex ñu defa ni alliés yi ñoom ñooy jël parole wax président daane fi mu nekk damaa guddee damaa war a recevoir waa Thiès alliés yi nañ ma may beneen yoon donc loolu aussi manque de considération notoire la loolu nag say ndaw bu ñu ko gisee dañu lay copier parce que dañu naan naar bu ndaw lu mu def ci bu mag ba la ko gisee bu ñu amee lu ñu naqari dañ koy wax parce que bu liggéey jotee kenn gënuñoo sonn ci terrain bi suñu dara fekkewu ko dañuy ne ci terrain bi di rey suñu bopp te laajuñu leen 1 franc demandé wuñu leen benn privilège contrairement à eux ñu leen di jox ay privilège di leen jox nangam ba bu ñuy tëdd sax ñu leen di yeetal ñun laajuñu leen 1 franc parce que ñun suñu mentor suñu leader ci liggéey la ñu yar te ci liggéey la ñu xam moo tax saa yu ñëwee ci terrain bi musuñu koo wàcc ñu ngi liggéey kon yomb nañoo àndal mais nag bu ñu demee ba la ñu waroon a yëg yëguñu ko nag c'est le moment où jamais ñu geler suñuy activité wax leen ni daal Benno Bokk Yaakaar ñoom lu ñu xam nañ ko def lu golo xam boote doomam wasalaam. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notifications.